bu ñu génnee ci loolu ñu gis ne jamono yooyu ci ginnaaw xaw ma ndax yaa ngi ci ba léegi bëggoon nga fi nekk maire Parcelles ba tey bàyyiwoo mais yow luy sa problème ak Moussa Sy. Moussa Sy sama problème moom du dara Moussa Sy mooy sunu maire parce que man def naa fi 28 ans xam nga 29 ans. donc man xam naa ko bu baax moom te. mais xeer yi doo ko bàyyi tuuti mu nooyi. non man sànni ma ko xeer Moussa bàyyi ma Moussa Sy waxal benn kii teg ko ne la. dama ko bàyyi de mais yow bëgg nga nekk maire moom moo nekk maire mais yow doxalal rek bàyyi ko mu doxal. non mais man sànni ma ko xeer est-ce que da nga mos a dégg may wax Moussa Sy lu ñaaw man waxuma ko lu ñaaw man damay def émission ñu ne ma Moussa Sy def na fa lii ma ne du dëgg. 28 ans laa def fii amul coin bu ma xamul biir Parcelles sañ naa wax du dëgg su fekkee liggéeyul damay naan liggéeyul man dama yàgg Parcelles dama xam Parcelles man ak booy Parcelles yëpp ñoo maagandoo bu fàtte ne samay at di génnee ci 29 ans yow tamit lan moo ciy des si man. fii laay jóge di dox ba jóge ba fii guddi ak bëccëg pendant des années xam Parcelles. mais yow pare nga pour nekk maire ni waaye déggoo lu ma la wax man dama maîtriser Parcelles man mën naa defar Parcelles ba mu maîtriser ak mën a defar ak nekk maire bokkul de ñun kii soxna si ñun dafa am lu ñu yàlla may ñun développement la ñu yàlla may dañ ko maîtriser yaa ngi rap waaw non dañu xam lan mooy développement ñun duñu comme maire caxaw yii de wax ju bëreeg naxaate beeg yooyu ñun bokkul ñun dafa am lu ñu gëm on est optimiste ñun dañu gëm ni bu ñu jëlee Parcelles mën nañ ko defar ba Parcelles nay ñun gëm nañ ni bu ñu jëlee Parcelles jeunes yi dinañ gis seen bopp ci biir Parcelles dinañ xam ni kat am nañ quartier am nañ gox. mais gars yi nee nañ mi ngi liggéey de. du ma ne liggéeyul man xamulu ma ko dara. man yàgg naa fii man gisuma dara. lu mu def. gisuma ko. sa digganteeg Macky Sall. sa digganteeg Macky Sall xamuma ko. woowu la. man état. musuma woo. man damay liggéey pour le développement. mais bu ñu xoolee ci sa biir politique dafa mel ni ci Macky nga far. lu tax nga ne ci Macky laa far. non kii la rek gis-gis bu ma am la rek. Macky Sall waaw. même su ma faree ci moom nag léegi. non léegi dara mais xam nga ragal féete day xañ a wërsëg. déggoo dañ koy wax askan wi rek mu leer. déggoo lu ma la wax man faruma ma xam ne kan laa far. ci Macky nga far. nañ bàyyi question yooyu sax. ah parce ci la que question yooyu ñooy taal. ñooy taal dëkk bi pas ñooy taal dëkk bi sax mais dañuy naan artiste bi non kii diw la àndal diw la àndal dañ lay dëkkal foo xam ne dëkkoo fa xam nga kan laa àndal. man population sénégalaise laa àndal. di rafetlu dëkk day am opposant et que les opposants qui sont là c'est très bien moo tax état bi di liggéey moo tax Macky Sall di liggéey Macky Sall bu toogoon rek ñëpp di ko raayal digg ginnaawam di ko raayal digg ginnaawam est-ce que dana liggéey bu ko neexee mu croiser le tànk taal boyaaram di sànni dama lay expliquer mais ab réew dafa war a am ay opposants yu dëgër waxuma la opposant yoo xam ni mooy loolu opposant yu dëgër këng dafa war a am ci réew ndax réew ma mën a dox. d'accord te ñun dañu civilisé ñun sénégalais du côté du pouvoir ak côté kii dañu civilisé on a des intellectuels ñun fii ku dof-dof lu foog ni booy jànguñu nax nga sa bopp sénégalais yi dañoo jàng ba seen bopp yi wér boo foogee ni mënuñu yor réew mi doxal ko nax nga sa bopp gars yi dañuy. jàng de côté opposant côté du pouvoir nañu ànd ñun ñëpp nekk benn men ñu bokk ndey ak baay jàmm di am ci réew mi ñu naatal suñu gox yii ñuy wax tubaab yeeg yooyu ñu bañ cee rendre compte ñun teg na la tubaab yi ñun ñu liggéey si développement suñu réew mu jëm kanam. d'accord mënuñu dugg ci nguur gi ba génne te waxuñ ci dund bi diwlin yokku na ceeb yokku na ndox yokku na courant yokku na lépp yokku na ñu gis ne barki démb ñu ngi fi doon amal sax ay dox ñaxtu ba am ñu nga xam ne jàpp nañu leen tey boo toogee gis dund bi yokku ñu xool say rab ci ay at ci ginnaaw nga waxoon ci ban yëg-yëg ngay am. yow pour yow àdduna chaque jour day gën a day wàcc ceeb day wàcc mës nga dégg ceeb biñ ko yokkee bi muy jar kilo bi 75 jékki-jékki ñu ne kilo bi 100 francs lay jar jékki-jékki ñu ne kilo bi yokk nañ ci juróom-juróom 125 xoolal de ca temps boobu
jékki-jékki ñu ne la kilo bi 175 après 200 après est-ce que mës nga dégg benn yoon rek ñu ne la wàccaat na 200 jëm kii. si parce que su ma juumul ay côté 2005 xaw ma Ablaye Wade wàññi woon na ceeb wàññi woon na gaz en grand dafa mel ne yaa ngi fàttaliku li may wax. non yaa ngi juum de wàññi ko si dama xamatul at yi ban at la mais wàññi woon na ceeb wàññi diwlin wàññi gaz. d'accord ma. grand ban année la loolu. d'accord ma. 2008 2010 si amoon na. xoolal mësut a wàcc xam nga Ablaye Wade bi ko gars yi waa UNACOIS seen bopp ñoo ko xeex ba ñu xamee ne bëgg nañ mu jóg fii ci la ñu jóg yokku lépp commerçant yi ñoo yokku lépp xeex ko mu jóge fi nañ waxante dëgg jarul sax ay lam-laame nañ waxante dëgg Ablaye Wade ñi ko xeex ñëpp dañu bari amul woon Ablaye Wade amul woon issue amul woon fenn fu muy jaar te du daanu courant bi dañ ko xeexoon n'est-ce pas ñu yor ndox mi dañ ko xeex c'est-à-dire li nga xam ne moom moo ŋànk liy doxal ñëpp ba ci transport bi da nga daan dégg grève façon grève bu ne ndox mi ngay dégg façon coupure bu ne ñii di dem géej di gas taatu géej pour am ndox fekk na la fi donc man parcelle laa dëkkoon fekk na ma fi donc ñu ko xeex ñëpp dañu bari nañu waxante dëgg yooyu yëpp amul. kon yow dund gi yokk ni yëgoo ko. déggoo lu ma la wax man tey waaye lu tax yëguma ko man may toog nit ñëw fekk ma toog mu ne ma dimbali ma boo ma dimbaliwul tey du ma togg ma yëkkati la ma yor jox ko man sax naa bañ a toog mais dama yëkkati la ma yor jox ko toog. nañ waxante dëgg dund bi dafa cher la vie est chère très cher. d'accord te day gën a yokku bu ñu deful attention nag bandi yi dinañ ci profiter parce que y a des bandits qui sont là ñoo xam ne ay commerçants lañ c'est des bandits genn wàll gi parce que dañ ciy profité garder seen dañ ne suukar dafa ci ñu arrêté téye suukar bi ah quelque temps ñu yokk suukar bi yaa ngi dégg naan la suukar amul tuuti ñuy jéem a yokk suukar bi ñeneen nag yeneen ceeb beeg noonu diwlin lu doon jar 5000 francs ñu teg ci 2000 muy jar 7000 francs léegi 2500 léegi dem na 7500 7500 mais c'est grave c'est-à-dire il faut ab réew il faut moom contrôle bu wér ñun amuñu lu dul président Macky Sall ba jusqu'à preuve kii moom mooy suñu président ñun moo fi nekk moo jiite réew mi na ci jéem a def ay jéego. d'accord wàcc. d'accord depuis ma mu nekkee biir jaxu ba léegi jël rap bi dugal ko ci biir kër gi régulariser hip hop bi booy yi commencé mag ñi sax commencé di déglu rap bëgg rap ba léegi ba fii mu toog nii état musuma woo ne ma Bill mu ngi nii à part. ko woo nañ ma ba ma ñëw ñu ne ma 125. 100. mooy ndimbali ci Covid ndimbalu Covid. ñaata nga amoon. 127 amoon nga de kon loolu jeexagul. loolu bari na de. non dañoo toog 1 an liggéeyuñu xaw ma 2 ans 1 an waaw liggéeyuñu après ñu woo ñu. may leen ba may ñu 127 500 loolu dafa rëy ak maa ci kontaan. gratis sama micro ñi koy gërëm moom monsieur le ministre bu baax ndax man wax dëgg yàlla jotoon naa ci 30 000 ak ci yàlla ci théâtre bi ci théâtre bi dafa ndànk bi 30 000 jàllee tamit teg nañ ci 2 mois amaat naa ci 100 000 yi alhamdulilah ñun am na ñaari yoon alhamdulilah dëgg yàlla jool ma koy gërëm lu bëree bëri borom kàddu yaraax ndax moom it lépp lu ñëw rek ministre bi suñu nit yi waaw mi ñu mooy or yiñ kii woon ak ñooñu ñuy envoyé xaalis bi noonu non bu mujj bi ñun noonu lañ amee woon ñu envoyé ñun directeur des arts kookoy ndaanaan xale bu jigéen bi kooku ndaanaan la parce que xoolal waaw yow ñu toog am fi problème mu yónnee ñu tuuti xaalis boo xam ne li mu faj ak a bari ñaata non yónnee wax dëgg yàlla yónnee nañu nag ñaata 100 lan non ëpp na 100 27 lan non ëpp na loolu wax dëgg yàlla nag directeur des arts man moom en personne Bill Diakhou man maa lay jaajëfal waaw parce que tolloon naa benn moment boo xam ne wax dëgg yàlla biñ ne la nii rek da nga ne artistes yii kat ñii c'est des pionniers ñii ay jàmbaar lañ gestu nga ñu gestu boobu nga ñu gestu nag man dama lay ñaanal yàlla na la jig
directrice waaw yàlla nga kawe bu baax a baax. allahumma amiin directrice des arts. d'accord waaw mais keneen nag grand bàyyi gërëm yi bañ tàggatoo keneen na xaw ma. léegi ba tey ñu ngi ci wàllu politique bi mënuñu wax ci li nga xamante ni moom la ñu gis ñu nga xamante ni yàgg nañu rap ñoom tamit duñu bégal muy waa Y'en a marre ma déggoon sa benn wax 1 an ci ginnaaw nga ne yow bokkoo ci bon sànni leen xeer wax ay wax yu baree bari yi nga xam ne jarul kebe tax ma yow da ngay rap léegi nag mu mel nii wax jooju nga waxoon yëpp affaire grand yow da ngay tànni yow tànni gi dëgg de Amadou kii day sedde d'accord mi ngi noonu grand waxtu yu li ci des bareetul ma dégg sa benn waxtaan nga ne Sénégal ñu ci bari wala xale yi taluñu créer avion taluñu créer oto tout le temps ñu ngi yàqante moo xam ci wàllum gàllaaj lay doon wala ci wàllu waxante lu bon rawatina léegi internet bi tey boo toogee li nga waxoon noonu nga koy gisaat muy ñëw. li ma waxoon rek parce que man du yaay tey laa yàgg wax 99 dama toog ma ne leen Sénégal am na pétrole ñi ma toogal ne il a le kilo waa ji loolu la wax journaliste bi nekk à côté. xanaa loolu RTS la woon. RTS c'était avec Fatou Tandian archive yaa ngi fi mën nañ ko génnee teg ko ci télé bi ñëpp di gis bi ma ko waxee en 99 mu invité ma rap xaw ma lan. ma toog ne leen waaye pourtant Sénégal bii ñuy xeeb nii mi nga xam maam Boukounta Ndiassane maam Baye Laye maam Limamou Laye Serigne Touba Sénégal munta ñàkk. munta ñàkk Sénégal am na ay richesse yoo xam ne gars yi xamuñu ko sax te chaque jour ñu ñëw dëggate ko romb ko ma ne leen am na pétrole effectivement kañ lañ tudd pétrole bi 2000 lan ñu commencé 2018 lañ commencé di wax waxi pétrole. Amadou yaa ne 2018. donc. non dama bëgg mu leer rek caméraman bi moo ne 2018. caméraman bi moo ne 2018 bon xaw ma kañ lañ commencé di ko gën a vulgariser di wax ne Sénégal gis nañ fi pétrole affaire de am na gaz man loolu yëpp waxoon naa ko 99 laa ko wax. donc visionnaire ak ka nga xam ne fii boo tëddee da ngay xarañ bokkul am ñoo xam bu ñu tëddee dañuy gis lu ñëwagul. di ko janeer di ci am yëg-yëg. sensation yooyu quoi. yàqante bi ci internet bi. yàqante bi ci internet bi moom mooy bu fekkee ne yaruñu la ca biir kër ci diine que ça soit chrétien wala bouddhiste wala l'islam ni ngay mel ñëpp xam nañ ko maanaam doo am couleur doo am culture te ku amul culture yàlla nañ ci yàlla musal. xale yi ndaw dañuy génnee seeni taat def taatu neen ci kii bi internet bi di def TikTok xale xam nga ñàkk fayda mënut a weesu ponkal boo gis mu taxaw ci internet bi di saaga ay ndey di weerante comme ay jajj loolu man ko wax xam nga ban année boobu YouTube sax amagul ma leen des na tuuti nit ñi gën a taxaw di saagante di lekkante comme ay jën di waxante wax bu ñaaw di waññante sutura léegi tey am na maa ngi ko wax ci sama benn saan bu tudd dox sa ndaw daagu sa mag sa bànneexu bakken xawi sa sak yaa ngi ni tey jommi nga nag jiital sa kollu sa lépp ne tak xam nga ban année la 89 laa ko doon wax tey dafa leer nañ muy internet bi mën ngaa toog di jokkalante képp kooku bëgg a get ci àdduna bi yëpp mu ngi ñëw mooy internet donc am na loo xam ne visionnaire lañ ci parce que yàlla de c'est pas par hasard mu def ma biir jaxu ne ma demal na la ñëpp xam na nga siw na nga représenté na nga wax ci dëj yi na nga kii c'est pas hasard yàlla moo lay may na la am ma dimbalee la lii pour yow nga mën ma dimbalee lii parce que ñun ñëpp ci branche yu yàlla lañu yàlla tibbee yaa ngi dégg wàccee ñu ci ko suuf pour ñuy doxal yow yaa ngi nii Dakar Buzz nga ne da ngay vulgariser yàlla ci leeram lay jël ne la nii wàccal amal loo ma représenté benn ko moo xam da ngay def lu bon moo xam da nga ciy représenté lu baax man de Bill Diakhou lu baax laa ci représenté lépp lu ma wax suba ba ngoon du ma saaga du ma wax bu ñaaw mais dinaa gindi nit ki bu fekkee dégg na wolof gu wér dinaa ko gindi ba mu xam ne li ma koy wax loolu lu leer la. lu leer la d'accord. voilà ndax ñun suñu kàddu du nekk ci suuf ndax doxatu gëléem la doxatu gëléem moom ñëpp xam nañ ni kaw la jëm. d'accord
d'accord grand mi ngi noonu am na saison boo xam ne woyoon nga ko fi mais balaa ñuy tàggatoo rek di ñëw ci loolu ma di leen fàttale rek tey Bill Diakhou moom lañ fi amoon Bill Diakhou nag single yi mu def bari na bokk na ci son bi nga xamante ni moo di Miraas Tani gi ordonnance ana yàlla mbaraan góor gi audience kaddu baykat bi nooni noon prési pompier yaru gaynde kolle bari na hôpital borom ndaam ak maire bi a giri kata soninke reme bul fàtte na saraxule laa kon boobu boo yëgoon jël ko Aïcha mi ngi noonu comme son yooyu yi ma leen wax noonu yëpp moo ko def am na ay album yu xam ne tamit def na ko ak yu baree bari dama tënk noonu rek lu ci tolloo 15 xaw ma 16 bu ma juumul mais grand ba laata ñuy tàggatoo dañu gis ñaari son yu xam ne da nga ko fi wéyoon benn bi muy pompier ma leen di jaajëfal lu bari seen liggéey bu rafet ak taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci askan wi kooku ñëpp dañ ko war a way beneen bi muy miraas nga wax lu am solo ci biir kër yi ci dëj yi mu mel ni jamono ji looloo am dem ci armeel yi di fotowu bi nga koy way ak jeeg ji nga xamante ni kan mooy doon nok yooyu yëpp nga woy ko ci son boobu nga xamante ni moo di miraas waaw da nga xamoon luy ñëw tey wala ci biir tani gi non way su terewul yeetewul ba fa nga dem sa yoon ndax amul njariñ boo gisee ma woy miraas tey kër yu bëri ñu ngi dund souffrance boo xam ne kenn mënu ko ñu bëri am nañ baay mu génn àdduna seen baay bàyyi ndono ñu war ko ñoom ñuy ndono ñi ñu war a miraas kër yi jox leen parce que ci tubaab sax dafa am bu sa papa deewee wala sa yaay dee donte yéen la am la mu am nañ ko génnee teg ko miraas ko bu dee ci lislaam góor ñaar jigéen benn su mayewul ay cousin wala mayewul yenn kii yi yaa ngi dégg donc li ma la mën a xamal ci loolu mooy mënuma woy lu dul la réalité des choses maanaam dëgg gi miraas mës naa dem benn dëj parce que max laa ànd ak benn dëj inspiré miraas bi ma àndaat ak max dem ci beneen dëj bi miraas bi génnee 1 an après dama dugg ci dëj bi maire yi defaru mu am ñu defaruwaat ne yii kii borom làmmiñ bu rëy gée ngi nii kii de kii de di ku mu yóbbu lay wut te pourtant prêté wu ma attention sax ne maa woy miraas ndax man damay woy léegi fàtte naa la ma dépassé naa ko maa ngi ci leneen mais li nga woyoon yëpp dafa ñëwaat waaw moom laa lay wax ma ne la dama ànd ak max dem gis benn dëj inspiré ci miraas ñëw woy miraas ma àndaat ak Max Mbaye ñu dem ci benn dëj mu am maire yoo xam ne dañu ne pour seen kii ni mu ko defee sax dafa garaaw maire bi cuuraay la doon jaay ci biir dëj cuuraay mais dama yegsi rek mu ne tërët ne kii waxkat bee ngi nii ñu ngi koy dégg Max di ree naan ma wax ma ne ma Bill maire bi nee na waxkat bee ngi nii gars yi defaruwaat ñu bëri defaruwaat loolu baax na ci askan maanaam woy boo xam ni dafay tere mbaa muy yeete parce que ñun dañu am culture ñun on est des Sénégalais adduna du neex ba ñu nekk tubaab adduna du neex ba ñu kii ñun dañoo ñuul kuk boo demee tubaab bi boo demee France ni ñu lay bañee sax nga xam ne yow mi bokkoo fa donc yow africain nga da nga war a am ay valeurs yoo xam da nga ko war a conserver bu ma wooyee hôpital dama ne askan gee ngi jooy ndax ñàkk wér-gu-yaram di sàkku ndimbal ak ñaan soxla ku leen tal ba tax ñu jagleel ma seen bataaxal man na Sénégal kenn mënatul taxaw waxtu ndax mënatuñu sukkandiku si seen kattan. mais yow noo def ba fàtte woo askanum lëmb ku ci nekk am jàngoro booy saax sooxaaleel daaguwaaleel boo feebaree nga di mag wala xaleel bu la yenoo yóbbu l'hôpital yoon bi kenn du la ko xàllil ndax dañuy xaar nga génnee sa poos mais moo am majeure partie boo demee hôpital duñ la laal fële lañ day teg tànk génnee woo xaalis c'est la réalité des choses. te ba ma koy woy yàgg na man dem naa Kédougou benn hôpital bi comme camp de réfugié ba ma duggee ci hôpital bi dama yéemu Kédougou hôpitalu Kédougou bi comme camp de réfugié à l'époque xaw ma nag lu fa xam léegi nii d'accord donc ñun dañuy def alerte dañuy alerter société on n'est pas parfait nag ñun ñëpp kenn parfait wu fi mais quand même
am nañ yëg-yëg ci sunu population am nañ yëg-yëg ci sunu askan ba ginañ jéem a parce que bu ñëpp di def muy bon day continuer di bon il faut mu am ñoo xam ne dañuy woy pour mu baax ñii bu ñu woyee pour mu bon mu am ñoo xam ne dañuy woy pour mu baax. d'accord ndax mu digg doomu ndax mu équilibré. waaw mu tolloo laataa ñuy tàggatoo nga ñëwal ñu ci sa single bu mujj bi ci lan nga gis ba tax nga woy ko mooy goro yi ak jeeg ji gàllaa ji ci biir kër gi boo paree ci loolu tam aussi nga wax ñu projet yi lan la. waaw man dama gis ne am na question boo ma laajoon mu xaw ko kii maa ma duggaat ci rek kii après loo leen mën a kii da ngeen ko kii daal di kii wuy ma ne. question bi lan la mooy affaire gàllaaj ci waaw jël nit liggéey ko def ko lu bon. da leen neex am na ñoo xam ne dañuy essayer ci yow xaaral ma essayer ci diw xool ndax sama gàllaaj baax na. di testé. ak a bari. dañuy essayer ci yow loo xam ne dañuy ñëw ne la may ma jox ma foofu xaalis leb la xaalis nga yëg di jox leen. bu fekkee gàllaaj gi baax na bu baaxul du sansam. dañuy essayer nga nekk ci benn rajo di fa liggéey wala nga nekk ci benn télé di fa liggéey nga am buzz yàlla dimbali la parce que dama ne siiw du jaami borom benn. man démb bu doon tey du ma siiw man nii. billaahi démb bu doon sew bugguma siiw ba ma koy doyee. juróolu ay gàkk-gàkk ay problème rek la lay juróol foo dem bu ñu yaakaaree ne yow war nga fa mën a génne téeméer ñu ne non gaan les 1000 francs lay jar de parce que dañuy naan siiw na am na xaalis. man bu loo def lu siiw. démb ma doon tey daal barki Cheikh Ibrahima Fall du ma siiw. bëgguma ko dama lay wax tey jii yaa ngi nii léegi nga gis sa benn morom booy ànd di ko former ngay ànd ak moom. di ko former mu xëy roof la ay gàllaaj pour nga yàqule moom mu ne ca kanam. ndax lu ma sa dal yow. kër gii nga toog xam nga ñaata rappeur ñoo fi jóge kër gii nga toog ay junni rappeur ñoo màggee ci kër gi jànge ci kër gi rap génn ci doon ay superstar ñii nekk États-Unis ñii nekk France. yaa leen doon jàngal. fii ci biir kër gi. mais kenn suul ci gàllaaj la ñu jaar. gàllaaj moom mënut a ñàkk. mais da nga daan yeewu rek yem ci xam bi. non du ay yeewu yem ci. xam nga da nga mel ni nit rab nga lu leen nit def da nga koy gis. non du loolu rek. da ngay tamit. déggoo ma ne la man du ma sëriñ xaw ma du ma sëriñ tam bu ma tëddee damay xarang may bëgg a dee. boo ma joxee pour ma kii la mooy sëriñ yooyu nga xam ne boo leen joxee dañu naan kaay ma dugal la mooy guddi bi. waaw dama lay seetu fanaan guddi bi listixaar bi listixaar. imagine que 1000 francs 1000 francs nan la mën a yàqee nelawu nit mu yeewu di la wax ay conneries. Sénégal ci boppam moo neex. wax ñu seen single bees bi nga tàggatoo ak boo ñu mënee may benn temps booy nga tàgg grand temps bi jéem na ko yàgg. waaw goro gu bon moom Seydina Mouhamed goro gu bon. mais 1000 francs yi du nekk benn 1000 francs de dañuy am journée bi boo amee 15 personnes. waaw mu ne 15000. jarul yàq nelaw. ñoom ñëpp la ñuy gis ci guddi. en tout cas daal ku woote dinañ la wax man nag waxuma sëriñ yi dara seetkat yi waxuma leen dara. noonu de c'est ak xar géej gi. grand doo tàggatoo mais tonton Pape kii maam tàggatoo. non. teg nañ ci 20 minutes. grand waxal sa single bees bi nga tàggatoo waaye bu ñu rey. waa yaa. yow ku mu tànn da ngeen niroo sax. yàlla tere. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. yàlla defal jàmm. yéen waa Dakar Buzz defal jàmm. waxal ci projet yi lan ngay waajal ci lan lañ la mën a xaar. projet yi li ñuy waajal moom bari na ñu ngi def nañ fi benn rassemblement bu mag de la jeunesse sénégalaise. ñëpp ñëw jeunesse bi ñëpp ñëw pour création d'emploi ak orientation ak financement. jeunes yëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla ñu organiser ko fii ci place de souvenir il y avait plus de
plus de 2000 personnes qui étaient venues et c'était super. d'accord single bu bees bi. single bu bees bi baay ju mat baay du xiir doom ci ay du tukki fukki at bàyyi leen ak yaay bu doon moom ak moom sax loolu du yoon astamaak mu am ak moom ay doom ak i doom baay ju mat baay warul xëy dem yoonam bàyyi njaboot gi tumuranke doo joxe dépense doo joxe añ doo joxe réer bàyyi sa njaboot di tumuranke sa jabar yi di génn ci mbedd bi ku ne ñu leb leen fu ne ñu dem fa dimbali ma tey boo ma dimbaliwu sama goro dina ma xarab ndax tey jii amuma lu ma togg te foog ne doomam mu may defal lu nekk fekk dërëm doomam joxuma ko damay taaba fu ne ma dugg fopp ngir ut lu ma am ngir dundal ko dundal njaboot gi dundal ay frère am dundal ay sœur am donc nañu xam ni tukki lu yàgg bàyyi sa njaboot ñu tumuranke àq la sa digganteeg ñoom goro yi tamit ñu jéem a wàññi tempérament parce que goro yi bëgg nañ lu yomb trop da ngay non c'est vrai da ngay am sa goro da ngay naan man sama yaay tey jii sa jabar day ñëw sa goro teg ko lu mel ni kaani sonal ko ci biir kër indil ko problème bu dul jeex nga gàtt xel ba nga ñëw boo ñëwee nga ne man sama yaay laay faral d'accord moo la jur d'accord mais ki sëy si bàyyi yaayam bàyyi baayam ñëw jox la boppam ñëw dénk la boppam ñëw ne man dama ñëw pour sëy si kooku da nga ko war a jàppale ak sa fukki loxo c'est pas évident ñëpp xam nañ ni kër njaboot dafa métti ñëpp xam nañ ni joxe dépense dafa métti ñafe pour dundal say doom fayal leen école ak dund bu cher bi léegi nga xam ne léegi dara yombatul ngay ñafe pour sa développement kër dafa métti goro yi nañu bàyyi loolu xel nga bàyyi tamit ne man sama doom may jënd lum la jëndal la may jëndal di wujjanteeg sa goro loolu c'est mauvais il faut goro yi jël doomu jàmbur yi uuf lañ ñu ànd nekk benn men ñu bokk ndey ak baay kër gi naat pour man loolu moom mooy kii bi. d'accord. Peace and Love loolu mooy single bu bees bi. d'accord ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw comme temps booy yi moom ñëpp xam nañ ni temps booy yi moom dañoo terrible woon ba dañ daan dem mës naa bu ma la nettalee affaire bi damay bañ nga ree ba dee. dañu demoon champ de course. champ de course moo nekk fële Centenaire. xam nga bu tawee benn genre kii la woon boo xam ne fas yi ak gars yi def moto ñoo fa daan liggéey benn stade la woon. bu ron ni digg bi nag dafa xaw a xóot nekk ban. bu tawee ndox bi day fees del ba ci kaw. day mel ni déeg. non day nekk piscine. ñun temps bi ñu nekkee booy rek dañ daan dem. day saa piscine lañ ko tuddee. dañuy jékki-jékki rek ñu pisante man Jacques Elou Lamane Demba Diak Bira Kassé ndeysaan Habib Jong ñun ñëpp dañ daan dem foofu dugg di sangu affaire bi day nice nag ngay féey jàng féey génn ay putantaan yoo xam ne toll na ni dëkk ñooy génn sa kanam génn fii nga am ay picc yu xeeñ mais da doon nice. dañ ko daan dund léegi léegi bu may dox gis booy di sangu ci genre affaire yu demee noonu dama daan sama yaram day daw. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Aïcha mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz ñu ngi leen di jaajëfal lu bari mbégte la woon ñu dalal ko moom Bill Diakhou tey reetaan nañu ba sonn di ko jaajëfal lu bari moom Amadou sama caméraman bu ñaawul bi moom laa àndaloon waaye tamit mënu ma ko fàtte benn yoon tonton Pape nga xamante ni saa su nekk rek moo ñuy gunge di ñu wéttali Aïcha di ko jaajëfal lu bari moom Marème moom mu nga xamante ni moo di madame Doré mi ngi foofee ca Mariste borom salon tàkk moom ma defaral bopp bi ak kanam gu yanj gi Marème jàmm ci yow waaye tamit du ma ko fàtte benn yoon moom mi nga xamante ni moo di Amze ak Gora Niass ma lay wax happy birthday yow loo dund doyul Gora moo ma daal di defal sañ-salu yanj bi moo ma daal di sañ-sal maa ngi koy jaajëfal lu bari waaye Babacar tamit maa ngi koy jaajëfal borom centenaire moo ma jox daal lii ay ca jàmm ci yéen di leen jox dig daje beneen émission keneen ku ñuy dajeel jërë ngeen jëf